asalaamaaleykum mbokki waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp fu ci waay mënti nekk moo xam ci biir réew mi moo xam ci bitim réew di kontaan bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen page Facebook pas de troisième mandat di leen di baalu àq ci koor gi di leen baal àq di ñaan yàlla nañu yàlla boole jégal mbokk yi tey suñu waxtaan dañ koy tàmbali rek ci décision bi nga xamante si ni Cour suprême jëloon na ko bërki démb di wax ne sunu ressortissants yi sénégalais yi nga xamante si ni ñoo dee bitim réew kenn du leen delloo si pour mën leen a denc ci Sénégal wax jooju nag ba mu jugee am na ñu bare ñu koy ñaawlu moo tax tey jii ci loolu lañ bëggoon a tàmbali rek joxe ci sunu position ndaxte daf ñuy bett bu ñenn ñi di kaas ne noo ñii dañu leen a war a bàyyi dañu leen a war a andi parce que Sénégal mooy seen dëkk mbokk yi ñun nag faw ñu logique xam lan lañ bëgg ñun sénégalais yi ñii nga xamante si ni ñoo nekkoon Wuhan ba épidémie bi commencé foofu dañoo taxawoon ne dañuy ñibbisi président Macky Sall ne woon ne amuñu moyens yi ñu leen andee mais ba mu demee ba ci biir sax corrigé na sénégalais yi ñu ngi ko comprendre xam ne yoon la woon pour mu baleen foofu parce que ñun sénégalais ni ñu mel mooy réew mi ñu ci ëpp ñu gëm lañ moo xam dañuy gëm islam moo xam dañuy gëm christianisme mais de toute façon population bi ci ñu ci ëpp ñu gëm lañ ba tax na lépp tamit lu ñuy xool di koy waaw di ciy wax dañ cee war a jiital tamit suñuy ngëm-ngëm mbokk yi man de rafetlu naa décision bi Cour suprême jël ku gaañoo bitim réew ñu bàyyi la fa bu leen fàtte ni fekkee yéen musulman yi la ne sunu prophète Màkka la juddoo mais teewul Medina la génnee àdduna fa lañ ko denc te yàlla moo xam fu ñuy juddoo yàlla moom moo xam tamit fu ñuy génnee àdduna ba tax na metti na trop ci situation yu toll nii sa mbokk gaañoo bitim réew dootoo ko mën a gis waaye bu leen fàtte ni kuy dund moo gën a doon priorité fuuf ci ku génn àdduna gannaaw ñuy dund lañ bàyyi foofu noonu seeni réew jëliwuñ leen asantuma ñu jot a génn àdduna wax yi nag ñii ñu koy waxee nii sax xam naa ni xaw nañoo touché parce que lu xaw a sensible la wante parfois dañoo war di jiital raison yi te bàyyi sensibilité yi yonent bi moo ñu jàngal ni bu mbas amee fa mu am foofu bu fa kenn dem te foofu tamit bu fa kenn génn kon képp ku yàlla dogal nga génn ci àdduna ci période yii ci dëkk boo mënti nekk na la say mbokk ñaanal te ñu am benn compréhension xam ne situation bi nii la demee yàllaa ko tuddee noonu loolu daf ñuy permettre sax ñu jàll ci suñu deuxième point bi nga xamante si nii tey moo tax tamit ñu toog fii mooy gis nañ période yi passé yépp ay nit ñoo xamante si ni dañuy subir ay violence policiers yi yenn saa yi ñëw naan dañuy maintenir l'ordre bay dugg ci kër jàmbur yi di jéem a violenter nit ña fa dëkkee yenn bërki démb rek lañ gis fee ca Kaolack ñu convoqué benn kilifa diine naan dañ koy questionner ci jumaa yi nga xamante si ni mu ngi koy jiite mu doon nag affaire bu ñu jaaxal parce que yéen autorités yi instant bii ñun dañoo xaw a jaxasoo ci yenn stratégie ngeen teg pour xeex coronavirus ci sunu vidéo bi passé ñu ngi doon leeral askan wi ne bu ñu xoolee ba ci biir amul benn mesure boo xamante si ni jël ngeen ko ci luy xeex coronavirus tey jii nii mënoo leen tëj jumaa yi bañ ku julli ca boobu jamono yéen ci seen jëmmi bopp yéen a organiser ay distribution d'aide alimentaire tasaare ko ci réew mi maanaam yéen waroon a def le tout ba nit ñi toog contact yi bañ a bari mais xam ngeen ne mos aide alimentaire yi foo leen dem di koy déposer gis nañ vidéo yi gis nañ nit ñi ni ñuy génnee engouement yi yëpp gis nañ ko gis nañ fi ay ministre yoo xamante si ni ci période bi dañuy wër këru artistes yi wala kër célébrité yi di dox ay tànki mbokk gis nañ fi moom président Macky Sall mu jël fi palais ubbi ko naan di dalal
société civile ak ay groupe ay groupe social boo mënti gis jël na ko dajale ko ci biir palais ba ca booba jamono ñu ne nit ñi duñ fi jullee maanaam faw yenn saay tamit ñu koy teg mbir yi ci logique bu leer kenn naatablewul ni feebar bii nii lu koy tasaare dafa yomb torop waaye mesure boo leen ci jël tamit dafa war a doon mesures yi ngeen di jël dafa war a doon ay mesures yu cohérentes ñu xam fuñ jëm ak nan lañ koy xeexee waaye mënoo leen jóg tëj jumaa yi ca booba jamono mbeddu Sénégal yi ku fa génn da ngay gis nit ñi niñ fay bare tey jii nii ku dem Kër Massar ñu ngi wax problème mu couvre-feu wante Kër Massar ku fa dem ci côté station bi lu wër lépp lu doon tali gis nañ ni policiers yi ñu ngi koy quadriller di jéem a gérer foofu noonu couvre-feu bi mais ci mbeddu Kër Massar yi nit ñi dañ fay toog dañuy dox ba heure bu leen neex te noonu la demee ci dëkk yu baree bari ci région yu bari ci biir Sénégal ba tax na affaire yi xaw na am jaxasoo te jumaa yi dañ leen waroon a féliciter ci lan ci ni ñu paree organiser wu ba lépp loo xamante si ne julli la dañ koy teg ci yoon distancier ko mënoon lañ leen a jàppale ci loolu moo gën a yomb te moytu di jël ay kilifa diine wala ay imam di leen di convoquer ci yu ñàkk fayda yoo xamante si nii mën na andi ay coow ci biir Sénégal dëkku diine la moo xam da ngay gëm yoonu christianisme moo xam da ngay gëm yoonu islam wante ñi fa dëkkee ñëpp ay jullit lañu wala ay chrétien lañ ba tax na mesure yi tamit war nañ ko jël ci seen tolluwaay mbokk yi ñenn ñi nag ñu ngi taxaw di wax sunu état yi wala moom président Macky Sall day xeex diine ñun foofu lu ñu fi mën a wax lenn kese la mooy état wu Sénégal depuis 1960 ba tey ku jàpp ne état bi mu ngi dooleel diine maanaam parce que dangaa comprendre li xew état wu Sénégal amul fenn fu muy jugee mu depuis 1960 ba tey di dooleel diine au contraire day ñëw ci biir diine dugg ci pour gérer ay intérêt yi nga xamante si nii moom la am su ma leen ko doon xayma dafa mel ni rek benn bukki bu dugg ci biir gétt di lekk xar ya fa nekk buñ demee ba di koy dàq day summeeku sol mbubbu xar ngir mën a toog ci biir gétt gi ngir mën a continuer li muy def état wu Sénégal noonu la mais amul fenn fu mu jàppalee diine ay exemple kese laa leen ciy jox ci temps yu mujj yi nii ngeen fi gis benn imam buñ tëj di koy jiiñ ay terrorisme ci jamono yu mujj yi ñu gis lañ gis ay nit yu taxaw di porter plainte ay imam ba yeneen moroomu imamam di dem di wuti ay njéggal fii Sénégal boo leen fàttalikoo ci sunu histoire jël nañ fi ku ñuy tuddee Cheikh Ahmadou Bamba jël ko yóbbu ko bitim réew ñooñu yóbboon ko tey ñoom ñoo dooleel sunuy état wu dëkk fii ci Sénégal fii lañ tere woon ay kilifa diine ñuy ubbi fu leen neex ay juma ci jamono yii nii rek ñu mujj fii ci Sénégal ci la ñuy gis ñuy convoquer ay kilifa diine ay police ak lu kenn xamul ba tax na yéen autorités yi tamit faw ngeen doxal xel ci rapport yi ngeen am ak ñi nga xamante si nii ay imam lañ wala ay kilifa diine lañ parce que ñu jox baat lañ Sénégal ba tax na rapport bi ngeen di am ak ñoom war na gën a mën a doon lu normal lu respectueuse envers ñi nga xamante si nii gëm nañu ñooñu noonu lii ngeen di def fu mu ñu mën a pousser mooy mën na entraîner guerre civile te loolu kenn ñaanu ko mbokk yi Sénégal ba tax na ni Sénégal amee ministre de la famille ak du genre yooyu noonu gars yi doon wax suñu sañoon noonu lay amee ministre boo xamante si nii day jël wàllu culte lépp lu méngoog ay waxu diine ñu am ko Sénégal bu ko defee foofu noonu dinañ comprendre ne autorité yi taxaw pare nañ pour dooleel diine mbokk yi looloo mooy dëkk boo xamante si nii kenn comprendre lu ni muy doxee Sénégal ba fa feebar bi duggee avant ñoo am 10 personnes tëj nañ école yi tey kaay ñu ngi yokk situation bi doon loo xamante si nii kenn contrôlé tu ko ñu ne dañuy tijji école yi ñu am si njàngat mooy autorités yi lenn kese la ñuy daw mooy année blanche te loolu jarta daw man damay naan sax toll nañ ci jamono joo xam ne nii dañ cee war a sax def année blanche ngir lijjanti sunu jàngub réew bu leen fàtte depuis 2005 ba fii ñu toll année yooyu yëpp
année yu waroon a doon ay année blanche lañ parce que jàng bi demeewul noonu. jàng dafa am programme boo xamante si ni dañ koy concentré ci ay heure bu ko defee moom ngay jox élève bi pour mu am niveau. sunu jàngu Sénégal chaque année da ngay gis niveau bi di gën di wàcc instant bii ñuy wax ak yéen taux d'échec bi nga xamante si ni moom moo nekk ci côté scolaire bi 62% la. te loolu depuis 2005 ba fii ñu toll année bu ci nekk da ngay gis ni année blanche la waroon a doon parce que grève yaa ngi fi élèves yi jàngatuñu normal syndicalistes yi ñu ngi grève yi fu ne lay jóge ba tax na ren jii nii ni situation bi demee waroon nañoo mën a bañ a profité di yóbbu élèves yi ci école yi li ñu waroon a def mooy jéem a def le tout toog xoolaat jàngu Sénégal xool li ci manqué ñu dolli ko ci. parce que mënuñu comprendre te foofu message bi yéen parents d'élèves yi sax lañ koy bëgg a lancer mënuñu comprendre école yoo xamante si ni avant ñuy waxu coronavirus généralement école yi nga xamante si ni da nga fay dem di tijji seeni robinet ndox di am dañ leen di compter ci biir Sénégal boo leen demee ci banlieue bi wala ngeen dem ci région yi école yu bari amatuñu ndox mu ñuy utiliser seen douche yi boo fa duggee maara day taali ndax salte tilim ak ñàkk a toppatoo ci période bii ñu toll yooyu noonu dafa doonoon ay priorité yoo xamante si ni ci yooyu ngeen waroon a jublu désinfecter école yi raxas leen ba mu set teg fa ay garde-fou yoo xamante si ni dinañ teg ordre ci école yi moo gën ngeen ñuy jël élèves yi di leen di yóbbu ci période boo xamante si ni ñun ñu ngi sikki sàkka yéen doomu ministre yi ak doomu autorité yi est-ce que di ngeen dem ci période bi bu école tijji woon di yóbbu seeni doom maanaam yéen parents d'élèves yi faw ngeen vigilant trop ci mesures yi nga xamante si nii ñu ngi koy jël bëgg a tijji école yi ñun liñ jàpp mooy ce n'est pas le moment Sénégal instant bi contrôlé tul feebar bi nga xamante si nii mooy coronavirus kon waruñoo mën a gën a exposer élèves yi wala étudiants yi di leen di yóbbu ci ay concentration ak rassemblement. mbokk yi conseil des ministres bii passé benn question laa bëgg a répondre ci ñiy wax problème mu président Macky Sall ak affaire de nouvel ordre mondial yi. conseil des ministres bii passé moom président Macky Sall mu ngi doon wax ne jot naa dégganteeg Pape François nuyu ko jàmmasanteeg moom ba Pape François mu ngi koy ñaanal di koy gën a soññ ci ay affaire de fraternité ak solidarité. maanaam yéen faw ngeen comprendre su may toogee fii yenn saa yi di wax problème mu enjeu yi nga xamante si nii mooy dox ci àdduna faw ñun ñëpp ñu jéem a ubbi suñuy xel comprendre li xew. ñun appel boobu noonu dañoo jàpp ne du appel boo xamante si nii bu hasard la déedéet parce que Sénégal bari na ay kilifa diine président Macky Sall c'est très rare mu leen di woo di leen di woo ba di koy wax sax ci ay conseil des ministres naan woo naa sëriñ diw wala woo naa sëriñ diw. ba tax na lii appel bii nii mu wax ba di koy confirmer ci conseil des ministres bi ñun dañoo gis ne nekkul loo xamante si nii pour woote nii rek la mais dafa am yeneen agenda yoo xamante si nii ñu ngi ci biir te loolu yéen sénégalais yi faw ngeen comprendre ko. le 14 mai bii di ñëw nii ci Rome Pape François mu ngi doon dafa war a organiser benn conférence boo xamante si nii ñëpp la soxal ñu jëm ci wàllu diine moo xam diine boo mënti bokk autorités yi nga xamante si ñu ngi ci àdduna bi moo xam ci couche bu ñu mënti nekk ci public bi ak ci privé bi ñoom ñëpp da leen a convoqué woon te réunion te conférence boobu noonu depuis 2018 la ci commencé woon di dox. ba tax na yéen sénégalais yi yéen ñi nga xamante si nii da ngeen di taxaw di am sikki sàkk suñu état yi ndax dañuy xeex diine wala xeexuñu diine ñun ba fii ñu toog dañoo jàpp ne moom président Macky Sall jullit àqan la ñun gënuñu kaa doon ay jullit gënuñu kaa doon ay patriote ñun loolu la ñuy jàpp ba bis bu ñuy gisi leneen mais comme niñ leen ko waxee woon nit doo ko dénk sa réew dem tëdd sa nekk ne ko loo def baax na faw ngay ubbi say bët di xool kii nii ci lu muy dox lu mu ñun dañ leen di woo pour ngeen gën a am conscience am vigilance ci lépp luy xew parce que foofu noonu la ñu toll tey ci jamono yéen jullit yi nga xamante si nii yéen a nekk Sénégal parce que tey message bi lu ci ëpp yéen lañ ko bëgg a jox parce que gis nañu jafe-jafe yi nga xamante si nii yéen a ngi koy dund fan yi ci wàllu
ci wàllu convocation ak interdiction prière ak yooyu yëpp liñ leen di conseil yéen jullit yi nga xamante si ni yéen a nekk Sénégal moo xam ci tarixa boo leen mënti nekk da ngeen war a booloo parce que foofu noonu la jamono toll booloo leen te xam ne affaire bi nekkatul ay affaire de tarixa affaire bi fekkee dangaa gëm benn mbir munoo doon murit fekkee doonoo jullit munoo doon tiijaan fekkee doonoo jullit ba tax na jullit mooy li njëkk faw yéen ñëpp ngeen booloo xeex ngir bu ko defee Sénégal mën cee gañe yéen chrétiens yi ak musulmans yi nga xamante si ni yéen a dëkkee Sénégal yàlla may nañu possibilité boo xamante si ni juboo biñ juboo ak xaritoo biñ xaritoo loolu am na te dootul dañ ba mukk pourquoi pas mënuñoo booloo doon benn bu ko defee di jóg di dal di jóg di wax ak sunuy askan di leen di leeral ci fi nga xamante si ni foofu lañ nekk yéen kilifa diine yi faw instant bii nii ngeen di jël seeni kàddu di wax parce que askan wi loolu lañ soxla démb bañ gisee conférence bi vidéo bi nga xamante si nii moom lañ convoqué woon xalif bi gàcce la ci buñ gisul benn kilifa diine jóg di ciy wax maanaam yéen pression dal na leen seen kaw ba ku ci nekk bëggatul jël kàddoom di koy wax ci lenn ñu jàpp ne fekkee diine rek ngeen di liggéeyal il est temps ngeen jël affaire yooyu yëpp teg ko seen ginnaaw te jóg te def ngir yàlla booloo doon benn ngir xeex parce que fi ñu jëm ku ci amul diine jàngoo yow la ñuy nooti ëllëg mbokk yi ci sunu vidéo bii passé ñu ngi leen doon wax naan askan pour nga noot ko lu yomb la dañ koy def ba du xiif danga koy def ba mu xiif def ko ba du am xam-xam boobaa foo ko jëmale da lay wuyu te dafa mel ni foofu lañ toll ci foofu ñu toll moo tax yéen ñii ñëpp nga xamante si ni yéen ñu jiite ci wàllu diine moo xam bu mu mënti doon il est temps ngeen doon benn ci réewum Sénégal di yëkkateendoo di dóorandoo ngeen def le tout ba am benn représentant boo xamante si nii moo leen di waxal këru tarixa diine yépp ngeen def le tout ba biir état wu Sénégal ngeen am fa au moins benn ministre boo xamante si nii mooy taxaw di leen di xeexal seen àq ak seeni yelleef parce que moom président Macky Sall moo fal benn ministre bu ñuy tuddee Ndeye Saly Diop Dieng moom moo géré wàllu femme maanaam jigéen ñi di gérer wàllu genre ak protection des enfants gannaaw couche yi gën a vulnérable ñoom ñoo am ministre asantumalaak yéen ñi nga xamante si ni yéen a occupé majorité de la population soit ngeen doon ay jullit wala ngeen doon ay chrétien wante gëm ngeen kon yéen da ngeen a waroon a am tamit benn représentant boo xamante si ni day nekk ci biir gouvernement bi di leen di décider ngeen am benn représentant boo xam ne nii ci biti gouvernement bi moo leen di waxal ci lépp foofu lañ toll wante bu Touba toogee fële Tivaouane toog fële Njaasaan toog fële Kaolack toog fële maanaam ku ci nekk toog sa bërëb loolu la yonent bi doon ñu jàngal ne yéen jullit ñi boo leen booloowul doon benn da ngeen ni vulnérable te lu dikk dina leen mën a jaxase dina leen mën a damm ba tax na taxaw leen bu baax a baax ngeen def ko ngir diine def ko ngir seeni maam ngir diine mën a continuer ci Sénégal di law ba faw bu leen fàtte ni moom Serigne Touba ba mu làqoog léegi 2027 lay am 100 ans ci biir suuf bu leen fàtte ni moom Alaaji Malick Sy ba mu làqoog léegi 2022 ci lay am 100 ans ci biir suuf wante ñoom amaguñu 100 ans seeni njàngale ak seeni kër commencé di affaibliru ngir ay ngir ay appartenance tollatuñu foofu jéem leen a boole boole seen bopp doon benn yéen ñëpp loolu mooy permettre seeni këri maam gën a law jëm ca kanam mbokk yi tey lii dañu amoon pour waxtaan ak yéen di wax ne lépp lu mënti xew nañ koy teg ci dal ak ci xel di koy jàngat bu jaree yenn saa yi pour ñu génnee affaire de sentiment yi pour teg ko ci dëgg nañ ko def parce que day metti trop ñu toog fii naan képp ku gaañoo bitim réew bu ko kenn yóbbu dëkkam parce que loolu ci boo ko xoolee ci wàllu sentiment dafa doon lu métti wante ci raison rek buñ toppee li nga xamante si ni moom la ñu suñuy yónenti jàngal da ngay gis ne lu normal la ba tax na yéen ñëpp faw ngeen di teg lépp ci xel ak ci dal bu ko defee Sénégal rek a ciy gagné parce que foofu lañ toll
duñu guddal comme niñ leen koy waxee parce que ci weeru koor lañ nekk xam naa ni ñu ngi leen di baalu àq bu baax a baax lu fi dëng tey jii nii ci wax bi ngeen jéggal ñu ko xam ne wax ngir defar moo ñu tax a jóg yàlla na ko ñëpp comprendre noonu jërë ngeen jëf ba beneen yoon.